jërë ngeen jëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum benn waxtu moom mooy sa ko jot ci njolloor gi. li gën a fës ci xibaar fi nañ ko faram-fàccee bokk na ci nekk kii parti Pastef Ousmane Sonko jiiti ko def ab conférence de presse jagleel ko lépp lu jëm ci wàllu terme sud nee nañ kat yéen jaay doole dañoo bëgg a sax-saxee suuf si dañ ci ànd ak kii di Adji Fatou Bari leneen loo xam fas nañ ko faram-fàccee ci wàllu xibaar yi bokk na ci nekk accident yu métti amaat ci passage à niveau ba nekk fële ca Thiès amoon accident bu am tey dinañ ci ànd ak kii di Babacar Ndaw ba tey ci wàllu xibaar la ñu yéen tamit ci déglu gi ñuy déglu nag ci conseil économique au conseil des collectivités territoriales te ñuy déglu kii di Aliou Sall mi nga xam ne nag moom moo jiite association des maires du Sénégal dañ def ak yéen taxaw seetlu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu mbas mi tey jii ñaar fukki nit ak ñeent ñoo am wopp soosu noonu kii daal ci ganu kër gi ci di Ndofène Fall nekk ancien international war a waxtaan moom ci match Sénégal ak Mauritanie di match boo xam ne am kat ginnaaw ba Sénégal amee jël bu métti digganteem ak Maroc du ñu fàtte revue de presse ak journal de la culture Alioune Badara Socé mu nekk ci wàllu xarala. El Hadj Malick Ndiaye. Aliou Badara Sos mu nekk ci wàllu xarak la ñuy dem ci makkaanu parti bi di Pastef fekk fa soxna Adji Fatou Bari Adji Fatou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Malick. yaa ñuy toppal conférence de presse bi nga xam ne Sonko mu ngi ko doon amal tey ji ginnaaw ba amalee tukki nemmeeku ci fi nga xam ne kat lañ dalal ñi nga xam ne ñooy juróom-ñaar fukki njaboot ak juróom-ñeent yi jóge woon terme sud lu ñu mën a tënk ci kàddu Ousmane Sonko yi tey. waaw Ousmane Sonko ni nga ko waxee tey ci suba dafa dem seeti njaboot yooyu nga xam te ne toll nañ ci ay téeméeri ñu daal di leen dajale ci centre culturel socio-culturel bu Mermoz Sacré-Cœur ci ndimbalu maire ba di Barthélémy Diaz Ousmane Sonko nag ñaawla na bu baax a baax ni ñu dëkkee waaye itam ni ñu leen jëlee ci seeni njaboot indi leen foofu noonu mu wax ne nag li waral lépp mbir mi moo di ne loxol nguur gi ñoo ci nekk ndaxte ñoom joteluñu wala boog jotewuñu ak armée waaye nguur gi ci boppam dafa wala boog suuf soosu waa Comico ñoo ko yoroon te loolu association privée la kon nag loxol armée bi nekku ci mu ne nag waa armée bi buñ ci dugalee seen loxo loolu abus la maanaam jaay doole leneen lu mu wax itam moo di ne li ñuy wax projet zéro bidonville nga xam te dañ ko def ngir wutal ay kër ñi nga xam te ne seen loxo dafa demee seen doole daal di mat mu jàpp ne lii nag moo indi coow li yëpp ndaxte dañoo jël ay gox daal di ko jël ñi fa nekkoon ñu jëlee leen fa ngir mën fa tabax yooyu le kër mu ne nag waa terme sud waruñu leen fa woon jëlee ngir def yooyu les construction mu jàpp ne gannaaw terme sud terme nord dinañ fa dem waaye itam benn koñ bu nekk ci Grand Dakar ñooñu ñëpp bokk nañ ci wala bokk nguur gi ñu ngi leen di xool ngir mën a jël yooyu le suuf Ousmane Sonko nag nee na lii escroquerie foncière la jaay doole waral ba sax mu jàpp ne ministère de l'urbanisme seen loxo mi ngi ci biir mu jëm ci projet boobu ma leen doon wax léegi muy zéro bidonville moom nag nee na ay mbiram du yam rek ci wax ndaxte dina jëf dinañ def benn téléthon ngir am lu toll ci téeméeri millions yoo xam te ne dañ koy yóbbul yooyu leen njaboot leneen lu mu wax itam moo di ay immeuble yu nekk fii ci Ndakaaru mu jàpp nguur gi daf ko daal di jaay ndaxte bu ma ko xëy na dama ko waxee woon sax ci doorteel bi waaye conférence de presse bi ñaari mbir lañ ci doon wax muy mbirum terme sud waa Wakam waaye itam leneen loo xam ne affaire judiciaire la mu jëm ci juge Téliko ak juge Ngor Diop loolu lépp dinañ ci ñëwaat ci kanam ak ay éléments sonores waaye daal ngeen ñu jàpp rek ne moom dafa gis ne Macky Sall njiitu réew mi ba fi nekkee premier ministre en 2006 dafa génne woon benn këyit ñu koy woowee circulaire loolu waral ba sax jaxate bi ñuy def ci gox yi wala boog ci suuf si ñu daal di ko mën a am waaye itam yenn immeuble yoo xam te ne dañ koy jaay te mu nekkoon moomeelu askan wi ñu koy jël di ko jaay te loolu teguwul fenn loolu lépp lañ mën a tënk ci conférence de presse bi nga xam te ne mi ngi doog a jeex El Hadj Malick Ndiaye. jërëjëf Adji Fatou Bari ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ñu toppal conférence de presse bi nga xam ne Ousmane Sonko bi jiite parti bi di Pastef les Patriotes mu ngi koy amal ginnaaw ba am na tukki nemmeeku ci ñu jëlee woon fële ca terme sud. ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci recrudescence accident yi nga xam ne am na nag ci passage à niveau nekk fële ca ville Thiès am na nag tey jii ñoo xam daanaka nag dañoo rëcc ci ak dee ci ab passage à niveau loolu mu ngi amoon ci accident boo xam ne am na dañ ci ànd ak kii di Babacar Ndaw
dugg leen ñuy nemmeeku accident saxaar ak oto fii si Thiès passage à niveau yëpp daanaka amuñu ab kaaraange bi si mujj si dimanche bi kenn si njabootu njegeen moom ak soxnaam bi doon jég si passage à niveau fukki bunt le train bu CFX bi egg si daanaka bi ñuy jàll passage à niveau bi lay train bi egg seen kaw naam kenn faatuwu si waaye oto bi moom yàqu na bu baax a baax ki nga xam ne mi ngi daan liggéeyee si ICS Moussa Niang fekkee lu ni mel di naqarlu ñàkkub signalisation. non man daal li may ñaan waa Régie des chemins de fer réhabiliter ces installations là ça coûte 2 fois rien du tout même barrière bi sax waxaalu wuñ ko la barrière existait mais rien que la signalisation bu train bi entamé mu signalé les usagers xam ni visuellement il y a un signal bu attirer seen attention sonorement parlant il y a un signal qui attire leur attention en défaut de cela il y a un gars qui est placé ici spécialement pour ça il a son drapeau rouge pour arrêter les véhicules mais il est absent ce dimanche il est absent c'est ça il aurait été là cet accident n'aurait pas eu lieu moi je risquais ma vie je pouvais y laisser ma vie les gens avec qui j'étais pouvaient y laisser leur vie. loolu moom du guleet ba tax na sax ñàkkub kaaraange boobu askan bu bari ñu ngi koy naxarlu si fanub tabaski rek am na koo xamante ne ñuy wax ne dafa xaru bi train bi ñëw la daw daanu si kaw saxaar bi mu jaar ci kawam loolu nag du guleet ñu koy nemeeku si passage à niveau yu demee ne kii Jaxaaw Polytechnique wala sax bi nga xamante ne moom mooy Ndaama ba si fukki bunt Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ñu des ba tey ci wàllu xibaar wax ci li nga xam ne rek moom moo jëm nag ci ba tey ci maire Guédiawaye bi di Alioune Sall moom nag tey jii mu nga ci au conseil des collectivités territoriales audience boobu nag président association des maires du Sénégal mu ko amal tey ci suba nii waxtu boo xam ne nag ñu ngi ko xaar ci lu bëree bëri nañ ko déglu nag ci li nga xam ne nekk ñaareelu session bi nga xam ne ngi am ci au conseil des collectivités territoriales ñu wax ci ba tey ci wàllu xibaar tamit lu jëm ci ndaje mi am tey ji nekk suba ci diggante ministre collectivités territoriales yi ak tamit infrastructure war a waxtaan ak association des maires du Sénégal loolu dina jëm ci lu bëree bëri jëm ci wàllu réforme yi nga xam ne war nañ ko nemmeeku yaay tamit tolof yi nga xam ne ñu koy faral di jànkoonteel ci mbas mi la ñuy wax ak tamit lu jëm ci pandémie bi ñaar fukki nit ak ñeent nag tey ji ñu am wopp si di mbas mi am na kenn ku ci ñàkk bakkanam démb ci dimanche bi juróom-benn cas ñoo ci nekk cas grave ñu ngi nekk fi mu toll nii yóbbu lañ jëm pàcc ci bërëbu fajukaay yi juróom-ñeent fukki nit ak ñeenti nag wër nañu ba ñibbi seen kër leeral ak docteur El Hadj Modou Ndiaye moom nekk directeur de la prévention ñu te ñu ko ni ci leeral. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñett cas contact mooy ñi jot ci jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore feebar bi. am nañ ci juróom-ñaari cas yu jóge bitim réew ñooñu ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom-ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Sacré-Cœur am na ci ñaar Thiès am ñaar Cité Biagui am benn Dakar Plateau am benn Dieuppeul benn Mamel benn ak Ouakam benn juróom-ñeent fukk ak ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom benn malade ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb dibee fukki fan ak benn ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk wér nañ ci ñett téeméer ak fukk ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. xibaaru bitim réew. dañ koy dooree ca Guinée président bu Guinée di Alpha Condé nag ak bëgg ñu falaat ko door na nag démb tournée surprise bu bett ñëpp na ci biir réew mi waxtu woo xam ne sax kii di cortège nag si lenn jàll moom dafa am ay torof ba teg fi ñu daal ci yeewu Alpha Condé nag ba ñu fi commencé ba léegi moom doon def ay visioconférence ñu moo tax sax mu génn démb ñu ne wax ne kat wér-gu-yaram moo ko may itam moo tax muy génn foofu noonu waaye nag amoon na ay jàppanteeg ñi ànd ak Seydou Daane Diallo bàyyi gi ñu bàyyi nag Sophie Petroline moom nekk na loo xam ne tamit war nañ ko mën a jàngataat ndaxte nekkul moom rek lañ fa jàpp am na doomu Mali yu bëri yoo xam ne fi mu toll nii kat ñu ngi nekk otage ñi leen jàpp nag moom moo nekk ñi nga xam ne ñoo nekk woy fipp yi ak ñi ngay ooye ay jihadistes yi fukki simili moom moo toftul ci benn waxtu ne surtout ngeen ci wàllu tàggat yaram.
dañ ci ànd ak Odile ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Malick. ñu jëm ci lu am solo suba di ñaareelu match amical bi Sénégal war a amal digganteem ak Mauritanie lay doon kenn war a tàggat seen bopp tey jii ci midi ñëw Mauritanie yëpp. niki tey jii ci ngoon bu fanweeri simili bootoo ci juróomi waxtu ci nag lañ koy daal di amal foofee ca stade Lat Dior bu Thiès gannaaw nag gaynde yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy Mourabitoun yi ñoom ñooy daal di entraîner bu 19h jotee di waxtu bi nga xamante ne ci la ñu jàpp bile jongante Sénégal ak Mauritanie di laale niki suba ca stade Lat Dior bu Thiès muy ñaareelu jongante xaritoo boo xamante ne gaynde yu Sénégal yi nag ñu ngi koy amal ci jëm ci waajtaayu lii di double confrontation bi am ci diggante Sénégal ak Guinée-Bissau bokk ci éliminatoire CAN 2022 yi gannaaw nag défaite bu métti bi nga xamante ne gaynde yu Sénégal yi nag daal dinañ ko am seen diggante ak les Lions de l'Atlas yu Maroc 3-1 gaynde yi nag fakastalu warul leen ci seen diggante ak Mauritanie du samay kàddu waaye taskatu xabaar bi di nekk ca quotidien record du Hubert Mbeng moo ko wax ñu teewlu ko. D'abord mën nañu wax ne d'emblée que match bi du yomb match la boo xam ne du yomb parce que ñun ci défaite lañ jóge donc Mauritanie jóge ci victoire moom moo gagné Sierra Leone 2-1 donc là ñu ngi suñu dëkk maintenant bon adversaire bi ñuy dajal histoire wane na nañ ñun ñoo ko ëpp doole donc nécessairement match la boo xam ne ñun dañ ko war a gagné surtout pour effacer défaite bale et puis retrouver moral mais problème bi mooy que ni suñu équipe bi déjà au Maroc dafa diminué woon parce que yenn joueurs yi nawuñu fa ku mel ni Sadio Mané wu Kalidou Koulibaly wala Edouard Mendy ak Alfred Gomis là gis nañ ne am na ay blessures encore Sidi Sarr forfait na Gana Gueye il est incertain Crépin ak Joseph Lopi aussi donc ça veut dire que suñu équipe boobu moytul dina gën a diminuer par rapport à Rabat mais quel que soit Alpha match la boo xam ne dañ ko war a gagner parce que suñu dëkk lañ nekk d'abord ensuite adversaire bi ñuy tëjal ñun ñoo ko ëpp doole donc dañu war a jouer pour gagner maintenant loolu entraîneur bi la moo war a def vraiment daaw match contre Maroc bi def na ay erreur dans le choix des hommes ñëpp wax nañu ko coaching bi remplacement yi et tout emplacement wu joueurs yi tout ça def na ci ay erreurs yoo xam ne war na ko rectifier pour ñu mën gagner équipe Mauritanie bi vraiment match la boo xam ne dañ ko war a jël à notre compte c'est-à-dire que waruñu xaar waruñu hésiter match la boo xam ne dañu war a attaquer adversaire bi yegg ci kawam tout en le respectant nag. Hubert Mbeng di directeur de publication bu quotidien record Sénégal Mauritanie kon ni ki suba la bu 19h jotee foofee ca stade Lat Dior bu Thiès pandémie bi nag coronavirus moom moo tax bi lay jongante nag nee nañu huis clos lañ koy amal ñu des ba tey ci li nga xamante ne moom mooy match amicaux yi fii ci diwaanu Afrique programme bi tey nag nii la tëddee bu 14h jotee fii léegi simili Togo moom dafay dem seeti ji kii di Soudan bu 15h30 jotee Ghana moom dafay dalal Qatar bu 20h jotee Madagascar ak Burkina Faso ñoom ñooy laale El Hadj Malick Ndiaye. ñu ngi ci wàllu championnat bi nga xam ne nag ñu ngi koy waajal bu baax a baax rawatina saison 2020-2021 Casa Sport nag moom lu jëm na ci effectif am laalu ci dara. nee nañu duñ ci laal dara ndax boobu ba léegi gisuñu kenn koo xamante ne dem na wala kenn koo xamante ne dikk nga waaye ñoom li ñu ndam li nga xamante ne lii di équipe bi wane na ko ni ki daaw moo tax nag ñoom nee nañ duñ ci laal dara noonee le dirigeant yu Casa Sport yi nag ne ñoom saison 2020-2021 bi ñu ngi koy waajal bu baax a baax ndax tëgg nañu ab programme bu yaa ngir ñu am ci ay leeral dañ ciy teewlu ki nga xamante ne moom mooy secrétaire général bu Casa Sport di Siaka Bodian. ñu ngi ci liggéey bi mais administrativement mais bu dee ci wàllu terrain bi suñu joueur ñu ngi toujours en vacances dañu jàpp ni comme saison bi dañ ko fixé pour le démarrage le 2 janvier 2021 évidemment ñun dañ jàpp ni su ko defee mën nañu démarrer tàmbali liggéey bi début octobre amal ñaari weer ci préparation yooyu dañu permettre véritablement équipe bi pare pour tàmbali saison bi li jëm ci wàllu léegi ni ñu fay demee ban taxawaay lañ fay am yan jumtukaay lañ fay yóbbu yan objectif lañ fay demee véritablement am na lël bu ñuy amal 23 ak 24 octobre ci Ziguinchor comité directeur pour justement wax nu ñu ay mbéwétom ci wàllu saison bi lu ñu fas yéene dugal ci koppar pour véritablement ñu mën a atteindre objectif yi nga xam ne moom la ñuy sos suñuy entraîneur suñuy joueur donc bu loolu wee lu jëm ci wàllu effectif bi daa nekk du soppeeku trop parce que dañu jàpp ni lu ëpp ci ñi fi nekkoon daaw te ñu yeggali saison en tout cas bu ñu koy arrêté ci ay anam yu gën yu baax di jàpp ne effectif boobu dañ koy reconduire en tout cas mooy seen bébét
buñ ko soppi lu bëree pratiquement day nekk soo jëlee téeméer peut-être ñaar ba ñett ñoo ci changé donc ba tax na dañuy consolider effectif boobu mais bu amee ay joueurs yi dem parce que ñu ngi ci mercato bi mais pour le moment jamono may wax yow kenn jógewul Casa Sport donc bu amee ñuy dem ci diggante bi soit fii ci Sénégal wala ci bitim réew su boobaa nañ leen remplacer am na ñu ngi jël seen disposition pour mun leen remplacer mais li ñu mën a wax mooy que ñoom ñu ngi liggéey ci nu ñuy yokkee ci effectif bi ay joueurs yi nga xam ne ñoom ñooy mën a dooleel équipe bi parce que am na peut-être ay fan yi nga xam ne dafa am équipe bi xaw a sooxe donc loolu la ñu nekk liggéey ñu jàpp ni véritablement ñu ngi ci dynamique boobu xaar ba fii ak début novembre ñu mën a tàmbali liggéey bi ci terrain. mu nekkoon kàddu yi Siaka Bodian di secrétaire général bu Casa Sport. ñu jeexal xabaaru tàggat yaram mi ak lu jëm ci basket bi waajtaayu lii di fenêtre bi ñu dëgmal jëm ci éliminatoire afro basketu jigéen ñi ñi amal ci atum 2021 Moustapha Gaye di coach ba moom nag dina door li nga xamante ne moom ñetteelu phase externe ni ki jeudi bi ñu dëgmal moom nag fukk ak ñetti joueuses yi nga xamante ne ngi tàggatoo fii ci suñu biir réew ñoom ñooy amal bile phase ndax ci teelu ñaareelu phase bi samedi bi ñu weesu moom dafa daal di wàññi groupe am bi bu baax a baax ñu jóge ci fukk ak juróom-ñaar ñëw ci fukk ak ñetti joueuse kon nee nañu séance d'entraînement bi ni ki jeudi dinañ ko amal bu ñeent fukki simili ak juróom toftalwee ci juróom benni waxtu ci ngoon foofee ci stadium Marius Ndiaye. ñu dikk ci beneen ponk ci xibaar yi muy ki ñuy dalal kon muy Ndofène Fall. président Ndofène Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. yow nag ancien international nga ràññeeku la ci wàllu football bi président Sénégal war a sëgg ak Mauritanie suba ci talaata ji match boo xam ne dafa am ci contexte bu doy waar ginnaaw ba ñu Maroc duma yu métti keroog ñetti bal ci benn naka la Sénégal war a jouer ak Mauritanie suba au lendemain de cette lourde défaite. waaw ban Sénégal ngay am suba loolu déjà moom ngay posé wu comme question parce que boo seetee am na ñoo xam ni mujj ñu woon ñëw Mendy ñëwul woon Sadio ñëwul Koulibaly absenté na. léegi ñi ngi ma naan Gana wóoratul Sidi Sarr wóoratul docteur Padior de mi ngi naan xëy na am na ñoo xam ni mën nañoo am yaakaar ñoom ñi ñëw mooy Gana ak Crépin li mu war a takk li ma war a jàpp fii mu nekk mooy xam nga football moom sport collectif la sport collectif mooy day am déggoo moom mënu ko am fi mu ne ngir boo jàppee ñi nga xam ni mooy arrêt central axe central bi ñi ko tàmm football yëpp nekkatuñ fa léegi nii li ma yaakaar moom bu fekkee dafa bëgg jaar ci njàll mi mooy fexe ba nga xam ni day am ay raccourcis mooy day jël axe bu mel ni Ba ak Cissé nga xam ni ñoom ñaar ñoo bokk équipe ñi ngi joué Olympiakos ñoom ñaar mooy axe central Olympiakos loolu mën na koo xëy na may mu am ñaar ñoo xam ni déggoo nañ ci axe bi Kouyaté moo def milieu de terrain waaye xam naa ni dana am ay jafe-jafe ci taxawaayam ngir équipe am ba saison bu ubbee ba léegi arrêt central la fay football loolu dana tax ba xëy na mu jotaat la nga xam ni noonu la daan footballé dana yéex boo seetee ci match bi passé am na ci ay jafe-jafe yi nag li ko indi mooy xam nga li nga tàmm di def suba gu jot ci sa équipe loola ngay gën a mëne yaakaar naa ni nag Aliou amul beneen possibilité pour jouer loo ko feneen ngir ak gaañoog ñi nga xam ni ñëw ñi ñëpp yaakaar naa ni Gana lay indiwaat moom lay boolewaat ak Kouyaté mën nañoo takk ni Crépin it bi position bii ñu ko jox ci match bii passé defetul noonu parce que Crépin mi ngi jouer excentré lay jouer ci équipe am Bruges kon xam naa ni jafe-jafe yi Aliou am moo tax mu jekkalaat taxawaayam waaye taxawaay boobu boo ko seetloo tax na ba gisuñu Crépin bi nga xam ni moom lañ doon yaakaar mën naa jàppit ni ñetti attaquant yi nga xam ni moom la dugalandoo ñooñu tamit attaque bu bees la mosu ñoo bokk football ñoom Famara Diédhiou ak Ba nga boole ko Ismaïla Sarr milieu de terrain boobu topp leen loolu jafe-jafe rek la war a mën a indi Aliou xam naa ni mi ngi ciy xalaat waaye xalaat bi dana jafe ngir football loo xam ni déggoo nga ko war a defee nga jot sa ay joueurs ñaari fan avant compétition bi ñi nga xam ni ñoo tàmmoon di football équipe nationale nekkatuñ fa nga war a defaat beneen équipe yaakaar naa ne ak lu mu mënti mel dana indi ay jafe-jafe yoo xam ni bu yoboo ñu xaar ko
yàlla def na nag jafe-jafe yooyu amoon nañ ko bi ñuy football ak Maroc moo tax wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla match bi ñu football ak Maroc Sénégalu Aliou Cissé mës a perte par ñetti lu ëpp lu dem ba def ñetti bal te mës ñu ñëw dugal lu demee noonu loolu mën na ko attribuer ne wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla ci am na jafe-jafe moom pour composer équipe bi it li nga xam ni yaakaaroon nañ ko ci ñenn ñi gisuñu ko ci boo boolee loolu yëpp nag loolu mooy indi lu mel ni defet waaye mën nañoo jàpp ni bu ci defee jàngat mën naa jekkalaat taxawaayam ndax day def ñeent benn wala day def 4-3-3 ñett ak ñett daana defe noonu wala mu def 3-5-2 comme xamaguñu nag lan moo nekk ci boppam ak ñan ñoo wér ñan ñoo war a mën a football match bi yaakaar naa ni danañ ko déglu moom bu xoolee ñi nga xam ni gaañu wuñu parce que nag football moom na ngay jël ñi nga xam ni ñoo wér ñoo nga xam ni ñi ngi nekk 100% bu dajalee ñooñu dina ci mën a génne équipe boo xam ni dana mën a jouer ak équipe bu Mauritanie. gis nañ tamit ne président kii di Corentin Martins di coach Mauritanie moom tamit annoncé na la couleur di wax ne moom dafa nar a ñëw jouer Sénégal sans complexe est-ce que loolu tamit du gën a jox caf ka match bi. waaw loolu de dañuy wax rek la lu fi indi tur bi Cheikh Anta Diop boo ne man ragaluma la mu ne lu fi indi tur bi damay jouer sans complexe lu ko fa indi. ñaari équipe la ñooy daje waaye xam nga ne képp kuy ñëw di taseeg Sénégal nga xam ne ñooy numéro 1 africain am na cër boo xam ne da nga ko jox waaye moom ñu ngi ci rolam mooy woon joueurs yi ne ñoom am nañu benn ndëgër laay am nañu benn taxawaay bi fi mu ne wax dëgg yàlla nag nañu nangu ni Corentin Martins Mauritanie jox na ko diir boo xam ni may na ko mu avancé loo équipe bi parce que boo seetee équipe bu Mauritanie bi ay gone yi nga xam ni ñoo def formation bi doon jouer ay U23 doon jouer seen équipe nationale locale ñu ci bëri fii mu nekk ñoom ñoo composé équipe bi looloo tax nag ci mbiri déggoo bi wax dëgg yàlla dëgg ne yàlla mën nañoo jàpp sax ni 15e région bu Sénégal la parce que goos yi xale yi fay football yëpp boo ko déggee ay Ndiaye ci Diop nga fay dégg mooy Afrique bi nga li ñuy wax rek parce que Sénégal ak Mauritanie xëy na rek dañ ñoo tàggale waaye benn réew la looloo tax ma jàpp ni moom rolam mooy woon leen ni léegi def ngeen jéego bu leen may ngeen mën a football équipe bu mel ni Sénégal parce que ñun nag ñooy numéro 1 kon mën nañoo jàpp ni comme ñoo raw ci Afrique kii football ak ñun danañu diir mbagg bu ñu diiree mbagg nag lu mu sëmanti jële it du ko wàññi dara parce que ñun buñ ko daanee naan Sénégal a ko daan waaye moom bu fi jëlee leneen lu dul defet day nekk lu rëy ci moom parce que da leen di won moom ci seen xel ak seen xalaat ni am nañu jéego bu rëy bu ñu def te mën nañoo football ak équipe yi nga xam ni ñoo fi gën a màgg nañ déglu nag Aliou ba xam d'abord infirmerie bi lan la indi ñan la am fii mu ne loolu nag moo koy mën a permettre moom itam mu composer équipe bi nga xam ni moom lay footballé suba te nag disponibilité nit ñi ci lay mën a def ban takk football yaakaar naa ni nag dina am match yu jafe waaye match bu jafee nii jafe-jafe yi ko indi nag mooy d'abord mbas mi mooy it gaañu yu bëri yi nga xam ni am na ay joueurs yu bëri yoo xam ni compté woon na ci ñoom mujj ñu ñëw nañu ko déglu suba te di ñaanal ñi nga xam ni dañoo am ay gaañu yu ndaw yàlla may leen ñu wér sunu joueurs yi nga xam ni it dañoo amoon Covid bi maa ngi ciy dégg Balde di ci dégg Sadio Mané di ci dégg Koulibaly yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba ñu jekkalaat seen taxawaay bu ko defee Sénégal mën a continuer di compter ci ñoom. Ndofène Fall Sud FM ñu sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm di la sant. dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit gouverneur région bu Ndakaaru jot na génne benn arrêté di ci xamal ne fu mu nekk nii ubbi nañu lépp lu jëm ci wàllu baar yeeg restaurant yi ñu tëjoon jëm ci wàllu xeex mbas mi la di Covid 19 lu ni mel actes yi ñu ngi koy rafetlu ginnaaw bi nga xamee ne toog nañu ay weer yoo xam ne liggéeyuñu actes yooyu sax dem sax bay taxawal ay kuréel ngir laaj seen ak yelleef te it di xam ne fu mu nekk ni sonn nañu dañoo bëgg ñu bàyyi leen ñu daal di dooraat seen liggéey ni mu waree mu mel ni kon bile xeetu xibaar doon na boo xam ne bu ñu rafetlu la. nañ ci déglu Daba Sarr bu Africa Fête. alhamdulilah rabbil alamin tey jii am nañu satisfaction parce que compréhension am na si diggante bi xam nañ ne aussi
artistes yi ay travailleurs nañu ña nga xam ne aussi lépp lu ñu am tamit dañ koy jàppale seen njaboot ba ñoom nguur gi tamit muy ministère de l'intérieur ak le gouverneur Dakar tey jii d'accord nañ ci ubbi salle yi nga xam ne dañuy def 500 places donc mën na nekk ay hôtel restaurant bar mën na nekk aussi ay lieux de diffusion ya nga xam ne daal ñu nekk Sénégal aussi ci Dakar ya nga xam ne aussi dañuy accueillir ay mooy plus 500 places sant yàlla ba mu bari parce que tamit loolu boobu ba léegi loolu tamit nañuy ñaan yaakaar naa ne aussi comme am nañ ko sant yàlla ba mu bari li ñuy continuer di ñaax rek nit ñi mooy comme que aussi restriction yi pour ñu lever ko tamit dafa amoon benn protocole sanitaire bu mu àndal ñu ñaan ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite lieu de diffusion yooyu ñu mën a respecter protocole sanitaire boobu ba nga xam ne aussi pour éviter de nouvelles contaminations parce que tamit coronavirus bi mu ngi Sénégal toujours buñ ko fàtte benn yoon ñu mën a respecter aussi les mesures de sécurité sanitaire yi nga xam ne tamit ñun valider ñu ko au niveau du ministère de la santé. Voilà donc aussi continuer di réfléchir ak góor gi toujours avec le ministère de la culture ministère de l'intérieur ak ministère de la santé xool ba xam nan nañu mën a waxtaanee encore xool ba xam lan mooy possibilité yi pour que salle yu mag yi tamit mën a ubbi parce que ñoom tamit ay liggéeykat ñoo fa nekk ña nga xam dañu yor njaboot tamit te ñooñu ñëpp tamit ñu ngi toog di xaar boobu ba léegi donc xam naa ne ñàkkul ci fan yu néew dinañ ci am aussi résultat sant yàlla bu mu bari profiter ci occasion bi remercier Macky Sall mi nga xam ne aussi xalaat na ne xam na ne suñu secteur bi bokk na ci secteur développement yi aussi fan yi yëpp ñu ngi réfléchir doog waxtaan ensemble ñu ñëpp xool na ñu relancer secteur culturel bi donc loolu tamit ci reconnaissance la ci bokk te ñun dañ ciy sant yàlla bu mu bari et puis ñaan yàlla jubal yëpp nga xam ne rek ñun ñëpp daal ku nekk dina mën a jàppale sa njaboot participer aussi ci économie sénégalaise yi vraiment ñun ñëpp moom lañuy ñaan yàlla ku nekk mën ci apporter sa petite pierre daal. jóge ci loolu wax ci présentation bi amoon àjjuma ji weesu fële ca Saint-Louis ñeel single bi di dëkk bi di vidéo boo xam ne ñu ngi ko tourné foofu la ca Ndar Géej di dëkk boo xam ne bu am taarix la niki noonu kooraakat bi la di Abdoulaye Cissokho ak kii di Henri Guiabert ñoo yittee woon lépp lu jëm ci wàllu liggéey boobule lu toll ci 20 woykat jot nañu bokk ci bile titre bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee dëkk bi li nu mel nag Institut français bu Saint-Louis moo ko sookee ak Sinekat nañ ci déglu Yves Tendeng ci ay leeral. ñoo ngi toll ci 20 artistes ñëpp doon ay woykat ñi nga xam ne ni jox nañu seeni baat ci accord musicien yi nga xam ne ni ñu ci bëri Ndar lañu dëkk ngir produire titre bi la nga xam ne ni ñoo ngi ko duppee dëkk bi. muy titre bu nga xam ne ni judd na ci bëgg-bëgg waa Institut français bu Ndar ñi nga xam ne ni daal nañu sukkandiku ci artistes yi nga xam ne ni toogoon nañu lu yàgg liggéey ñu ndax mbas mi di Covid-19 ngir tëral liggéey bu rafet bu ni mel. kii di Abdoulaye Cissokho doon artiste te bokk ci ñi ko tëral. dafa am projet boo xam ne mooy Institut français moo nekk ci gannaawam maanaam li ñu bëggoon maanaam dajale artistes yëpp yi nekk Ndar. maanaam ñi ci ëpp wax ci li nga xam ne moo lëmb réew mi comme ni ñu ko waxee rëm na àdduna yëpp. donc objectif bi moo doon pas wax ci rek li xew tey waaye nit da ngay sorale ëllëg maanaam di wax tamit naan xëy na li metti na xëy na ëllëg mooy gën a metti donc ñu dajale ñun ñëpp ñun artistes yi maanaam ñu proposé dara loo xam ne parce que nit ku nekk maanaam ci li ngay yëngu ci nga mën a andi loo xam ne dana mën a njëriñ sa gox comme ñun ci dëkk bi lañu dëkk maanaam ñun ñëpp war a jóg taxaw donc ci musique suñu mag suñu tonton Henri Guiabert jiite ñu ñun ñëpp donc ñu topp ci gannaawam rek fu mu joxoon rek ñu topp ci taxawaay Institut français. muy single bu nga xam ne ni daanaka mu ngi wax ci ay ponk yu bëri lu ci mel ni wàllum bël bi fii ci Ndar. donc thématique yi ñuy wax ñooy wax gis nga ci vidéo clip bi maanaam gis nañ ñuy jaay banaan wax ci gis nañ car rapide yi wax ci wane nañ tamit maanaam ci langue de Barbarie bi am na foo xam ne naan géej gi mu ngi ko doon nangu donc ñun tamit dem nañ fekk fa ay suñu mbokk yu fa nekk jàppale leen tamit maanaam di jëmbat pour nga xam ne avant sommaire bi du ñëw. yile artiste daanaka ku ci ne joxe nga la nga am ak it la nga mën ngir liggéey bu ni mel mën a antu. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng
Sud FM. ba léegi ci ndar géej boobu la sax fàttali ne ay bés bi wees jot nañu yeesal li nga xam ne moo di jàngu ba nekk ca ndar géej lu ni mel ci njiitalu direction du patrimoine ministre bi nga xam ne moo yoon lépp lu jëm ci wàllu mbatitu réew mi jot na jébbal caabi yi ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci wàllu kër labbe foofu la ca ndar fii la ngi ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. dara gën a neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen di may li si yéenekaay yi Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77
77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères seen boisson punch ndox mu sell mi di Waalo ak SPEM